Salam Fadema Majama Jama Jama Jam Wajabay Salam Fadema Majama Jama Jama Salam Fadema Majama Jama 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 Matago Matagaram Gay Samir Jengendo Fati Hamlan Samir Ngendo Ndangan Basir Ngendo Kebme Fismak Ngendo Nerge Fisalam Ngatonto Golo Kumbar Baranyan Bil Ngendo Del Job Sanak Ngatoko Nerge Mister Ngatonto Amur Musala Yamar Fadema Mayana Jama 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 Musala Fadema Mayana Jama 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 Yana Jaisan Musala Yamar Fadema salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ne ngi xaar émission jaabal saa su ne ci waxtu wi tey nag dañ leen a dikkal ci Moustapha Fall borom gàddaay Moustapha Fall mi nga xam ni ku ko xam dégg ko ci élevage mais ku ko xam dégg ko ci wàllu fas gis ngeen fas yi ñu ngi noonu ci buntu kër gi ñuy sang Babacar Mar jëlal na leen ko dafa ñoo ngi lay nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay ziar Cheikh Ndiaye maa lay nuyu di la ziar di ziar sama gaay yëpp di leen ñaanal jàmm. dafa tey ñu ñëwoon seet si la bëgg a waxtaan ak yow ci wàllu élevage bëgg a waxtaan ak yow ci wàllu fas ana fan nga dooree ba dugg ci wax ci fas. waaw fas daanaka dama si juddu ma juddu fekk samay waajur di ko def ñu yar ma ci tàggat ma ci ma ne ci ba màgg ci bu ma demee nag ba sunu borom def ma mënal ko sama bopp ma di ko def. maanaam ci lu ma judd la daal ci gàttal. ci loo judd waaw depuis ca Difoncé yow fekk samay waajur ne ci ma ne ci loolu moo boole si élevage. Difoncé ngeen di ko. waaw 102 avenue Blaise Diagne fa laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee. amour bi daal di lay dugg. amour bi daal di mooy dugg. waaw fekk yow da nga cee judd ba pare. dama cee judd ba pare waaw. mais bi nga ci duggee ana yenn amoo ci yenn situation yooyu ci jànkonteel. waaw yu metti situation yu metti mais loolu moo ko àdduna ñoo ànd. waaw loolu moo ko àdduna ñoo ànd. expérience la lay yokkal. ngay dem rek ba looloo tax ñu agsi fii ñu agsi sax nag. waaw moo tax ngeen agsi fii ngeen agsi. waaw. jument bi ma gis ci buntu kër gi muy xàcc bi. waaw moom moo jur beneen fas bi. moo jur beneen fas bi waaw. léegi ma for ci weewu béy ñu ni moom ci Prandon Joy nga ko teglu moom moo jur fas bi. waaw ndax mën nga ñu expliquer tuuti am tuuti leeral pour ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan seen émission bi. waaw histoire bi mu demee mooy fas bi dafa nekkoon ci Mansour. Mansour Mansour Sylla. Mansour Sylla benn. waaw Yaraax waaw. moom presque gën a gindi ci affaire fas. parce que man sama bëgg-bëgg laa si doon demee yem ci élevage. ñu dem ci loolu ba ma xamante ak moom après léegi moom mu daal di jël fas bi yor ko. bi mu ko yoree ba fas bi arrêté dawatul mu ne ma nañu ko teglu ma ne ko amul problème waroon ko teglu si dana kër yàlla dogal dana kër daanu mu teg ko si Prandon Joy. d'accord kon xëcc bi doon na daw. waaw xëcc bi daw na. moom mooy ban Yande Diène. Yande Diène moo nekk nii. moo nekk nii gars yi xam nañ ko waaw. daw na. ñu jël ko teglu ko ci Prandon Joy mu jur fas bi. mu jur fas boobu mais fas bi mu jur moom amu ko utaloo ko tur. waaw kooku mooy yàlla suren mooy sutura si yàlla yaana. waaye Babacar maa déggal tamaa fi mu génn ak ñun. sutura si yàlla yaana la tuddee fas wi. ba Yande Diène moo ko jur. ñu moom mu tuddee ko sutura si yàlla yaana. ñu naan ko yàlla suran lan moo waral tur bi. waaw li mu wundu. pas turu école bi nag balaa ko nit ñi di jaawale ba leen di nuyu au passage mais lu yàlla suren wundu. waaw mooy sutura yàlla. waaw parce que boobu mbir mi taroon na ba ma ne damay bàyyi. fas damay bàyyi ma julle ci jigéen mu nekk 3/4 ma xam ne nag su ma si judduwaalee jigéen dama war a continuer waruma taxaw. su ko jugee demi-sang dem 3/4 soo góorgóorloo di nga dem 7/8. moo tax ma ne yàlla suren sutura yàlla la. sutura si yàlla yaa ndax dañ ci dajoon lu métti. ba bëgg a bàyyi. lu métti loolu ndax mën nga ñu ci expliquer tuuti. waaw mooy yi xew ci milieu bi rek. comme. gars yi bu ñu ñëwee dañuy dimbali nit ñi. ñi xam ne fi bu ñu ñëwee dañuy dimbali nit ñi mais gars yi bu ñu ñëwee dimbali wuñu leen day dëgër dañuy daw. waaw xam nga est-ce que nga dajeeg ñoo xamante ne ni ñu mel ni sama genre yi nga xamante ne moom boo leen dàqee rek dañ delsi waaw ba xam lan moo tax nga di leen dàq ñu mel noonu rek ñoom ñoo ci mën a toog mais ñi si des yëpp dañuy daw
waaw. daw gi lu koy waral dañuy jànkoonte lu metti wala yu metti waaw da ngay ñëw yow doo comprendre affaire yi am ay problème man ñaata yoon laa 2 fois yu nga xamante ne man dawal naa sama fas di ñu may dugal ci ay box yu tëju bien sûr ay box yu tëju man comprendre ma après laa xam ne ndekk am na ay box yu tëju lu kaa mënuñu indi box yoo xam ne yëpp day ubbee kondo fi nañ ma ko 2 fois pourquoi parce que fas bi dafa mën daw di ànd ak ay fas yu nga xam ne màggee nañ ko 8 mois te xam nañu bu ànd ak ñoom mën na raw wala mën na placer mais yooyu yëpp après bu ko mën dugg si détail yooyu mais affaire yi ñu naxari la ñuy ñëw di fekk fii gars yi di ko te dañu war a jël yëf yi tegaat ko ci yoon nit ñi sawar sinon suñ ko tegu ci yoon ci élevage bi rek la ñuy yem duñu avancé. yow doon coursier ak doon élevage nit ñi bari nga ci taamu. guddi yi éleveur ma gënal parce que éleveur moo ma gënal fuuf parce que coursier dafa mel ni xaru la. daal coursier neex na. non dugg ci détail non gars yi ñu ngi si gis seen bopp parce que dañ gëmloo nit ñi ne foo la keroog maa ngi dégg ministre bi ma koy nuyu au passage le ministre de sport comment il s'appelle encore Matar Ba mu taxaw naan dem nañu si seen curi yi visité nañ ko xam nañu ne vraiment utu leen ci dara mais c'est loolu dafa garaaw lu tax utuñu ci dara bu ay nit nekk ci kanam di leen gëmloo ne utuñu ci dara mais ñaata éleveur ñoo nekk ci ginnaaw pour jënd saako ngooñ problème la dafa metti dëgg la duñ ko wax mais loolu moom moo fi am mais fas industrie la du caaxaan nañu xool ñi yor fas yi en France ñoom Alain Vertemer nañ leen xool boo leen waxee ñu naan ay 2e fortune de France ah ñooñu boo waxee ñu naan la ñoom moom ay Chanel 2e fortune ñoo yor fas yi di ci liggéey mu nekk industrie pourquoi Sénégal même pour dugg fédération internationale mënuñu bokk ñu nekk ba léegi ci foo bu yàgg boobu ah ba pare boo waxee ñu ne la xam nañ ne da ngeen di foowuñu liggéey la. ministère de l'élevage ci war a taxaw ànd ak ministère de sport ñu jàppale gars yi ñuy liggéey normal di dawal ay courses suñu réew Maroc mi ngi dem Afrique du Sud mi ngi dem pourquoi pas ñun ñu bëgg a taxaw rek ci ay foo la xam nañ ne da ngeen foo c'est pas une passion liggéey la kuy élever da nga si bëgg dara mais nag ñoom ñi ñuy gis loolu lañ leen di gëmloo moom moo tax man je parle excusez-moi au nom de tous les éleveurs affaire bii dafa metti 3 mois gars yi ñu confiné seen fas dawaluñu lu ñuy dundalee seen fas man maa ngi sant yàlla alhamdulilah suñu borom suturaan parce que man bari la wu ma fas mais ñi ko bari la fu ñu jëm ñu nekk ci àll bi ay fin fond du Sénégal ah ñooñu fu ñu jëm te ñu ngi rayante di dugg ci araay station de monte yi di fay di juddule ay fas ren ñaata fas la ñu juddule 400 chevaux ngeen ne loolu foo la ñu bàyyi caaxaan bi autorités yi nañuy wax ak ñëpp te dee njaaxaanaay di wax ak ñëpp nit ñi wax leen li xew ci réew mi. mais pas di déglu 2-3 personnes. tey jii boo fekkee da nga am ay questions yoo xam ne yaa ngi koy joxe yan question lay doon. mooy jeunes éleveurs yi. mais nañu góorgóorlu te xam ne affaire bi yombul tant que li fi ne mi ngi fi problème day am foog nañu wax dëgg bi. ñu wax plus de communication dafa war a am mais fas du caaxaan. déedéet waaye foo de. mais fas bu ñu ko jëlee benn genre fo hippodrome national da ngay yuuxu bay bëgg a dee. leneen noonu mais mbas mi pour ñoom ñu jot sax seen doom mënuñu ko parce que dañ leen jàppee ay fookat dañ leen jàpp ne c'est une passion dañ leen jàpp ne ñii dañuy foo quoi maanaam ñoo ñi war a tëgg ci musique bi du benn fas dafa metti élevage du caaxaan di am ci xar yi du ko raw moom moo am ci fas yi fas dafa metti nañu jàppale gars yi carrément wax leen li ñu war a def ñu def ko dimbaleen li ñu mën a dimbali man moom ñaanu ma ndimbal damay wax au nom de tout le monde ñaanu ma ndimbal soxla ma ndimbal waaw damay wax rek au nom de tout le monde gars yi sonn nañ. ñu dikkaat ci li nga xam ne moom mooy fas yi nga xam ne da nga ko yor fii ci sa kër fas yi incha allah rabi bu ñu yàlla defalee jàmm bëgg nañu nga wax ñu fas yi nga xam ni 3 quarts la kañ la war a daw. 2022 lay daw. 2022 la war a daw fas bi. 2022 la war a daw. waaw 2022 la war a daw. maanaam moom dese na ko ñaari at. waaw dese na ko waaw at ak lu topp rek. waaw kon fas yi da nga maa war a wax. da nga maa bëgg a wax te mi ngi ci ñaata mois. fii fas mi ngi ci 11 mois. 11 mois waaw juste. amagul sax at moom amagul sax at. c'est waaw ma si remercier Doro ak Mansour Sylla parce que wax dëgg yàlla bu doon ñoom heure bi dagg naa action ba dem bu yàgg. jërëjëf Moustapha Fall gàddaay kaddu yi am na solo borom Yande Diène borom yàlla surang ba borom yàlla surang mooy parce que mooy beneen façon bi mool boobu noonu nga xam ne mi ngi toll ci 11 mois war a daw 2022 ñu koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex ak jàmm ak xéewal di ko nuyu bu baax di nuyu papaam. di nuyu ki nga xamante ni mooy Baye Massamba Diouf mi nga xam moom la ñu àndal tey jii ñëw fii nuyu ki nga xam ne moom mooy Babacar Mar le caméraman de l'international waaye di nuyu njaboot gi ñu fi fekk soxna yi xale yëpp di la ñaanal yàlla guddal seen fan te jubóole leen bàyyil ak njaboot gi
waaye di wax rek ni kontaan nañu mbokki téléspectateurs yi mbokki émission jaabal bég nañu te lii lañ leen indil fii ci kër Moustapha Fall Gàddaay. départ ba daanu na départ bi daanu na départ bi daanu na waaye kooku génn Sen TV la Adja Cheikh waaye Adja Cheikh génn Adja Cheikh génn Adja Cheikh génn Baye Zal Adja Cheikh génn Baye Zal. Adja Cheikh mi ci kanam Cheikh ba léegi xoolal rek fas li ñuy wongu sama yaram a ngi daw. mais Sen TV ñëw na ci kawam nag Baye Zal télé bu mag boobu. ah Sen TV ñëw na Sen TV ñëw na ci kaw xoolal see gars yi ni ñu àndee ndeysaan la ilaha illallah see gars yi bañ nañ de see gars yi bañ nañ. gars yi bañ nañ Baye Zal mais dafa mel ni dañoo delloo nañu Adja Cheikh. dawal nañ Mami Ngone dawal nañu Mami Ngone. Mami Ngone léeg-léeg Sen TV ñëw na waaye ki génn nag léegi Lëg Daawru Mbay Vieux Ndiaye ko moom Lëg Daawru Mbay Vieux Ndiaye ko moom taalibe seet Mbay Jeen Mbay ko moom waaye Arif mi ngi leen tiim ak nga xamante ni mooy Alaaji Gay Ñaay Lëg Daawru Mbay moo gën Sen TV moo ñëw si moom Alaaji Gay Ñaay Lëg Daawru Mbay joxe na ay lëngër yu bari Lëg Daawru Mbay génn na Mbay Jeen Mbay ko moom bijori mi ci mbaaw mari ma la gi ci kaddu gi ci dem Mbay Jeen Mbay maamam Demba Seck Mbay la tudd Baye Zal bu fas di kaate nag dañuy téye waaw bu gars yi bu ñu ñëwaatee dañuy téye ndax ñoom ñu ngi daw Lëg Daawru Mbay ba léegi mi ci kanam mais waaw mais Adja Cheikh xam nga dafa rocc woon Adja Cheikh dikkaat na Lëg Daawru Mbay génn dawal nañu dawal nañu Sen TV dawal nañu Adja Lëg Daawru Mbay génn Lëg Daawru ba léegi en première position Matar. Lëg Daawru génn na deuxième position Arif doomu Drimto la Drimto Dream Reality oh Arif doomu Drimto la Drimto Dream Reality ndeysaan Lëg Daawru Mbay bokk nañ ko Arif génn bu ñëwaatee dañuy dal ànd ak Racine si sawo ko war laa ilaaha illallaah Mami Ngone man dama yaakaaroon ne bu ñu ñëwee dañuy téye dellu nekk na gars yi dañuy dellu bu ñu ñëwaatee ba dellu bu ñu ñëwaatee ba dem bu ñu ñëwaatee ci la ñuy téye la ilaha illallah kon Cheikh kenn rawagul sa morom Massa ci wax la Arif mel na ni léegi mi ngi 4e position. Massa ci wax la génn Massa ci wax la génn Massa ci wax la mu Ibrahima Ndiaye. Massa ci wax Massa ci wax borom Bagdad Bagdad moo génn. Bagdad borom Bagdad. borom Bagdad moo génn. borom Bagdad Ibrahima Ndiaye borom Bagdad moo génn ba léegi Ibrahima Ndiaye ko moom di taalibe maam Cheikh day calaw la ilaha illallah di taalibe maam Cheikh day calaw di mbokkum Alaaji Biram ma defal jumaa ja Nguraan ma ne loolu doy na waar Cheikh ko war na am ndam ci mbooloo wallaay ma ne Ibrahima Ndiaye war na am mbooloo ci mooy mbokkum Cheikh day calaw mooy mbokkum de Cheikh kii génn tubaar Bagdad ñooy kabaar jàkkaarloo ñun ci tournal Gourara Couture bu ñu ñëwee dañuy téye borom Bagdad raw na gis ngeen ñu jógee léegi ci Tafa Fall Gàddaay kàddu yu rafet yooyu mu wax kàddu yu sulucé yooyu mu wax ci wàllu élevage waaye ñu ñëw fii ci écurie Lamba Faar fekk fi gawar gi fekk fi entraîneurs yi ak ñi nga xam ne ñooy jockey yi ñu toog ni ci seen jataay mangoor di waxtaan fa lañ leen bette rek ñu toog bëgg a waxtaanandoo ak ñoom waaye kii ci sama ginnaaw Cheikh Beye la tudd nga xam ne digganteem ak Omar Bao Junior kenn dootu ko laajteeti waaye ñu fekk fi Ibrahima mi nga xam ne moom moo yore kutunu fekk fi ndaanaan yu mag yoo xam ne bu ñu leen doon limtee ji fi la ñuy fanaan waaye Cheikh Beye ñu nuyu la Cheikh Beye na nga def. waaw ñu ngi lay sant di la gërëm Cheikh Ndiaye di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci waaye di ko ñaanal waa équipe bi yëpp staff technique consultant yi ak entraîneur yeeg jockey yi bàyyiwuñ kenn
ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp jàmm di leen dalal. jërëjëf Cheikh Bey waaye ñu gis fii benn xaj ci léegi nii su ma jumul mool la moom mool 2 ans la war a daw wala moom war a daw. waaw kooku 2 ans la parce que 2 ans la Louga la jógee bàyyi ngañ si la moo ko jël jaay ko Omar Baaw mu indi ko fii ñu tudd ko kóllëre mais nag tur bi provisoire gul parce que këyit yi jotaguñ ci mais li nga xam ne moom lañ ne saxal bëgg koo tuddee mooy kóllëre parce que kóllëre googu nag buñ ko tuddee ba pare ba mu daw ci këyit yi ci la ñuy décortiquer ci li nga xam ne mooy kóllëre. mais wax ko léegi ñi nga xam ñoom ñi ngi seetaan lan moo waral turu kóllëre bi. waaw kóllëre moom dafa am solo ci lépp loo mën a gis ak lu mën di doon parce que bas mi maa ngi moom ñi nga xamante ca Diourbel écrit Masata Thioune ñu yàgg trop séq lu ne parce que moom it suñu diggante maa ngi moom it mën naa ne kóllëre la mboolem ñi nga xam ne ñi ngi fi toog it ñoom ñëpp it sama diggante ak ñoom kenn ku ci ne kóllëre moo ko lal te nit bu amul kóllëre amul dara nit ki ak lu mën di doon ak dignité ak lu mën di am lam ca war a jiital mooy kóllëre sàmm ngoram. nekk ba léegi rek am yaakaar rek di ay borom kër jàppuñ ci dara wax dëgg yàlla borom kër moo ñu wax di dimbale Omar nag mi ngi def li man mais nag borom kër mu ñu wax di dimbale borom kër daal ba ngaa dégg-dégg may ma yuru ko kër may ma da koo yurut te wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu ba léegi daal gaa yi ñi ci koom kenn bàyyiwut ñëpp ci li nekkoon la nekk ba léegi ba fi mu toll nii yaakaar na rek chaque jour rek yaakaar na course war naa mën a am suba wax dëgg yàlla am na ci yaakaar trop te wax dëgg yàlla kenn bàyyeeku fi daal kër kenn bàyyeeku fi ñëpp a ngi liggéey. Babacar ma dégg nga wax ju am solo jooju borom kër may ma daf koo jigul foofu rek laay teg sama tànk dawal ko benn course boo xam ne Cotonou 2 moo ko raw moo xam muy grand prix chef de l'État wala course boo xam ne rek Cotonou raw na ko ñu door a dikkaat ci Ibra. benn fas boo xam ne dawul ay teel na ay waay teel na fayal dégg nañu la fayal oh départ ba daan na Cotonou 2 génn na oh Cotonou génn na waaye deuxième position Medina donc Béti Baawo ñëw ci moom Béti Baawo ñëw ci moom Béti Baawo ñëw ci moom Auguste troisième position waaw ñi ci des ñëpp nag Baye Sall doon nañ tubarkaal def nañ benn runkum la ñu def rek. Béti Baawo ni mu ràmbale ci kaw gaa yi sama yaram mi ngi daw seex hey mbay la seex li ñoo ngi ci tournalu Gorée Couture bu ñu ñëwee dañuy dellu waaye Béti Baawo fi mu toog ci deuxième position baax na waaye kii génn Cotonou 2 moo génn Cotonou génn na waaye Maxa Fall Maxa Fall ñëw na Maxa Fall teel naa ñëw Maxa Fall ñëw na Maxa Fall teel naa ñëw Papa Diadje Maxa Fall teel naa ñëw. waaw Maxa dafa teel a ñëw parce que tubaab nee na une dent blanche Cotonou 2 moo génn. en deuxième position. en troisième position. Maxa moo fa nekk ki nga xam ne mooy Cotonou 2 nag moom doomu sooy deminu la ki nga xam ne mooy Béti Baawo tamit doomu sooy deminu la waaye Maxa doomu sel fi ngeen la waaye kii Auguste ñëwaat na en troisième position. Cheikh Ndiaye Cotonou ak Béti Baawo sori nañ fos yi lum dee doxale nañ ci seen diggante juróomi fos Cotonou 2 ak Béti Baawo ànd nañ génn réew mi Maxa Fall moo intercalé troisième position waaye seen naa Auguste muy xartu di ñëw. Auguste moo ngi xartu di ñëw mais Maxa Fall moo nekk troisième position quatrième position ki nga xam ne moom mooy Auguste moo fa ne cinquième position Ali Salam moo fa ne sixième position Ñoddi moo fa ne septième position Damel Teeñ moo fa ne huitième position maa ngi seen ki nga xam ne mooy président Cheikh neuvième position maa ngi seen waaye kii génn Béti Baawo génn na nag léegi. Béti Baawo génn na Baye Sall mais Damel Teeñ mi ngi xartu ndeysaan xoolal la ilaha illa xoolal ñoo ngi ci tournal Gorée Couture bu ñu ñëwee dañuy dellu Cheikh gars yi bu ñu ñëwee dañuy dellu wala 2650 mètres la bu ñu ñëwee dañuy dellu waaye Béti Baawo génn nag léegi Béti Baawo génn deuxième position Cotonou 2 troisième position Auguste quatrième position Maxa Fall cinquième position Auguste sixième position Ñoddi oh dawal nañu ko laa ilaaha illallaah rawante bi metti na Béti Baawo waaye Auguste génn Cotonou 2 génnaat na oh laa ilaaha illallaah dawal nañu Maxa Fall mu ñëw ci kaw Auguste dawal nañu Maxa Fall mu ñëw ci kaw Auguste laa ilaaha illallaah dawal nañu Maxa Fall mu ñëw ci kaw Auguste Cheikh dawal nañu Maxa Fall Cheikh dawal nañu Maxa Fall Auguste génn Cheikh ba léegi Auguste mi ngi ci kanam ba Cheikh Auguste mi ngi ci kanam
Auguste mi ngi ci kanam Cheikh. la ilaha illallah daw nañu Auguste. Auguste dikk na waaye daw nañu ko. la ilaha illallah. oh grand prix chef de l'État gi nii. ku am fas bis bi a tax. oh Coutounou génn na. Auguste deuxième position. troisième position. la ilaha illallah. oh dawal nañu Coutounou. Coutounou raw na. ñu ngi ci 200 mètres bu ñëw dañuy téye Coutounou raw na. deuxième. la ilaha illallah. Coutounou. oh Coutounou raw na deuxième. Auguste troisième. oh. Adama Lo. Adama wax ma li nga wax Adama. dama bëgg xam li nga wax Adama. Adama bala nga may kenn mayel kii oh. fii ci Aara professeur Sakhir Thiam yéen a ngi gis fas yi nii ñu fas yéene dëgtal tey li nga xam ne moom moo fi xew ñu ànd ak ministre bi ànd ak ministre des sports ministre Samba Diobène Ka mi nga xam mooy ministre de l'élevage Babacar Mar ñu wan leen ñu dëgtal leen li fi xam moo fi xew. sëbër gi alde maa ko wàll mbay jeen barga ko teñu maabal ko ngañ boogi barbaruk dono la bu yàgg mu saala amar faa dem ba mbay jaame caam way sa baay mbay mu saala amar faa dem ba mbay jaame mu saala amar faa dem ba may ñami caame ma tëggoog ma tëggaaram ngay sambeeri jeg nga yendoo Fatick xamulaay na sambeer bi nun nga yendoo Ndangaan Basiir nga yendoo Kébé meere fis makk nga yendoo Ndar Géej fi salam nu nga tontoo waa dugoolu kumbar fara ñaan bil fii nga yendoo Jal Jóob sanak nga tokkoo waa Ndar Géej mystère nga tontoo waa Mbuur Musaa la yamar faa dem ma mbay jaame caandal be mbay Musaa faa dem ma mbay jaame aw kulub taw yaana jaay saalu be mbay Musaa. maa ngi leen di fay. ci xew-xew bu rëy bi nga xam ne tey jii ministre bi ñëw na ànd ak ministre des sports ñu ñëw sa Aara. ban jàngat nga def ci loolu tey jii. mais jàngat bu rëy. ndax dafa wane faale ak yëg gu ñu suñu autorité yëg te ñun laajuñu leneen lu dul loolu. ndax li ñuy def ku ne xam na ni kenn amu ci dara wutuñu ko ci buñ ko ci doon wuti duñ ko ci am donc passion la. surtout bu fekkee muy ndono mais boo demee ba say ministre wan la ne xam nañu li ngay daj loolu rek satisfaction la bu jëkk booy bu ñu defagul dara bu fekkee ni jóge nañ ci loolu ministre de l'élevage président de la république séddale loo xam ni xëy na dafay nekk lu ñu bëggul kenn araamal ko mais mu xawoon metti ci ñun ndax nombre propriétaires yi ak nombre fas yi ñu yore ñu xam ni séddale ba sax mën na metti ci ñun ñu diis que suñu tutelle ministre de l'élevage mu wooñu ñu ñëw toog mu ni dama bëgg ngeen wax ma lii seen problème mu tey lu bokk loo xam ne du Covid bee ko indi li ngeen ni di daj ci écurie bi ci écurie yi lan ngeen bëgg ëllëg ñu accompagner leen ko ñu wax ak moom ci fànn yu bare mu ne ñu mu jox ñu assurance ci daanaka lépp lañ fa wax ba pare yokkuñu nag leneen lu bokkul ak liñ fa indi woon ñun. Samba daanaka mbokk la xarit la am di jàmm la te ministre bu baax la ndax fi ko Macky Sall teg mi ngi ci way bay waaram
ñu ci liggéey bu kéemaane day ministre boo xam ne nag moom du wax du def dara day liggéey rek ndax fan yële recevoir na fi fédération kii association éleveurs yi am nu mu dem ak ñoom woo CNG bi am nu mu dem ak loolu ñu ko ci gërëm di ko ci sant ba pare nag mu dig ñu ay kaddu yoo xam ni ne dana fexe ba course yi hippique fu mu war a yegg dana ko fa jàppale loolu amuñu loolu di ko rafetlu di ko ci gërëm di ko ci sant. fas yi nga xam ne Omar Ba jël na ko jox. parce que ministre bi li mu def dafa def li nga xam ne moom la war a def bu ñu la dénkee benn département li nga xam ne élevage la da nga war a dem seeti ñi nga xam ne ñu ngi gëstu ci ñiy nekk ci élevage nga xool leen xool seen liggéey xool seen investissement yu ñu def loolu moo tax ñu kontaan trop ci moom te muy doon nit ku nga xam ne la ku yaru la ku teey kuy déglu nit te loolu moo am solo ci kilifa day déglu bu dégloo rek doo réer. soo nekkee ci benn secteur am loo nga xamante ne da nga ko ciy daj muy vraiment lu metti ndax wax dëgg yàlla borom fas yi effort bu nekk dañ koy def fu ñu toll nii ngir seen bëgg-bëgg ngir seen passion donc affaire yi àgg ci niveau ba nga xamante ne fu ñu toll nii donc dañuy soxla état dugal ci loxoom bu baax xam nga pour véritablement en faire une activité rentable nga xamante ne ñi ciy investir liñ ciy def mu mën a en fait porter ses fruits donc loolu tey jii nii su ñëwee pour dëggal loolu ñëw xool nu ñu toogee ñëw xool li ñuy daj donc gis entraîneurs yi gis jockeys yi gis le monde du cheval yëpp ni leen di entretenir ci kër yi loolu yëpp dafay nekk lu am solo ndax dina ko permettre jéego yi nga xamante ne fi ñu toll nii fas yéene nañ ko def pour le développement de cette filière ñu xam en réalité ci lan lañ koy def ak fan lañ koy dugal te am naa yaakaar bi mu ñëwee ni mu ñu fekkee dégg nga ci li nga xamante ne wax na ko sànq jàpp na ne mët nañoo jàppale mët nañoo encadrer mët nañoo assister secteur bu war a développer la te incha allah buñ ko defee njëriñu Sénégal moom moo ci nekk. waaw ndax ñun ñëpp. te ñun ñëpp benn lañu. moo tax au nom de la filière équine laa wax. moo tax au nom de la filière équine. pur sang anglais bii. may naa ko pour mu yóbbu ko dëkk. may na ko ministre bi pour mu yóbbu ko. dëkkam bis li ki tey. waaw defalu ma ko sama bopp rek. nee defalu ko boppam nag. ñëpp képp ku yëngu ci fas. képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci fas. yow la ñoo ko tax. yéen a bokk ànd defal ko ministre bi. yëg dafa am solo. du ay ndombal tànk. wala alal. la ñuy toppee nit. relation humaine. ne relation humaine. moo ëpp doole lépp ci àdduna. man loolu lay sàmm sama diggante ak doomu aadama yëpp. mais moom loolu lay sàmm ci digganteem ak doomu aadama. ci képp ku nekk ci fas. képp koo xam ne nekk nga ci fas. képp ku ma mën ci sekkal. ak képp koo xam ne mës naa sekk ak yow. tey suñuy tànk fii tànk jàmm la tànki nemmeeku la parce que ni ma leen koy faral di wax ñun seeni surga lañu si je peux m'exprimer ainsi. mooy lan mooy que ministre de la république position mooy lan mooy defal mu def bàyyil mu bàyyi loolu ki koy defloo nag jiitu na ci président de la république waaye président de la république askan wi moo koy defloo kon tey mën naa ne ñun askan wi la ñuy liggéeyal kon askan wi am na droit ci ñun ci information waaye am na droit ci ñun aussi ci rendre compte et sur ce plan là président dafa bokk ci li mu gën a joxe comme instruction. moo tax mu profité ci aussi mu ne secteur élevage particulièrement li nga xam ne moom mooy bàyyi ma yi baax na mu accompagner leen ci aliment bétail jox nañu 3 milliards sant na yàlla am nañ ci plus de 13 000 tonnes ci loolu jox nañ ci filière yëpp waxuma ne c'est la première fois loolu am waxuma ko waaye gëm naa ne li fa am ren mën naa ne filière yëpp ñoo ci gis seen bopp. maa ngi lay sant di la gërëm di la wax ne rek comme ni nga ko xamee tout à l'heure recevoir nañ fi ministre Samba Ndiobène Ka comme ni nga ko programmé woon parce que Samba Ndiobène Ka vraiment am na taxawaay boo xam ne bu mu def tey jëmale ko ci acteur filière bi man en tant que président du CNG rafetlu naa ko te nekk na loo xam ne lii lu baax la ci filière bi parce que ñëpp a ngi doon xaar ministre bi ñëw ci ñoom. ministre bi nag déplacement bi mu def ñëw visiter écurie yi ak ara yi nekk na loo xam ne deful dara lu may jëmale filière bi ci kanam parce que moom moo njabootee filière bi waaye li ma la mën wax daal te di ko tënk mooy ministre bi mission bu am solo la ci département am mais surtout pour les propriétaires yi nga xam ne vraiment
bi mu toogee ba léegi amuñ occasion toog ak moom te tey ñëw na visiter ñëpp waxtaan ak ñëpp wax xalaatam impression am ci filière bi ñu koy rafetlu lool bi mu ñëwee aussi fii la njëkk ñëw ci man en tant que président national me recevoir ko avec tous les honneurs avec ma famille mais ça s'est très bien passé waaye bi mu ñëwee li mu fi wax yëpp mooy lu développer course jëmee ko kanam ma koy rafetlu lool nag parce que lii ñu ma dénk ma di ko yor bu ci loxoom duggee day gën a baax rek au passage may nuyoowaale encore le ministre des sports bi nga xam ne mooy suñu ministre de tutelle waaye mettre nañu en relation ak Samba Ndiobène Ka rakam la nañ ko jàppal ñu nit loolu la ñuy wéy ba ñu gis leneen waaye di lu wóor daal mooy kii di Samba Ndiobène Ka nekk na ministre boo xam ne bu dal bu wax boo xam ne du wax ñaari baat te tudd président de la République muy loo xam ne ñun rafetlu nañu ko parce que dañu fekk ñun Macky rek la ñu gëm moom la ñu àndal boobu ba léegi te fas suñu yéen ñàkk ba ñu ànd ak moom gunge ko ci mission bi nga xam ne moom la dégmal waaye Samba Ndiobène Ka engagement bi ma gis mu am auprès du président de la République auprès de ses collègues ministres ak li mu fi seede ses amis ministres tel que Matar Ba nekk na loo xam ne ñun naw gën nañ ko ci naw gën ko ci fonk waaye rafetlu ko lool. kon nag ñun mënuñ lu may gërëm leen gërëm borom télévision bi gërëm ñëpp di leen wax ne vraiment seen taxawaay fii rafetlu nañ ko di leen encouragé di leen wax yéen continué nañu gunge parce que yéen boo leen fi newal ñun duñ mun dem sans vous on est rien comme on dit kon nag gën leen góorgóorlu seen liggéey dañ leen jàppale waaye encore une fois de plus ñuy gërëm ñëpp koo xam ne yaa ngi yëngu ci télévision bi voilà merci. jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki amateurs yi gis ngeen tey jii liñ leen indi loon jëlale leen ko diggante Sangalkam ñàgg dem ci écurie yi dem ci élevage yi gis ngeen maître Souleymane Diagne bi ñu fa demee élevage am gis ngeen li mu génne ñu jóge fa dem ci professeur Sakhir Thiam gis ngeen li mu génne bi ñu fa jógee ñu dem écurie Bac Diop ñu dem si yàlla na ko yàlla xare àjjana ngeen dégg kàddu yu rafet yi fa ministre ba wax ba ñu fa jógee ñu ñëw écurie Lamba Far Omar Ba Junior dégg ngeen tamit lii nga xam ne moom la wax fii ci biir salle bi bi ñu nekkee Lac Rose waaye lépp ci ndigalu président CNG course hippique nga xam ne mooy El Hadj Cheikh Diagne mu baax mi nga xam ni tubaarkàlla yàqul course ba mu ñëwee ba léegi fi mu teg tànkam nit ñëpp gis nañ ci seen bopp waaye yërmande goo xam ne am na ko ci entraîneurs yi ak jockey yi tax tubaarkàlla mu ñaan lii ci digganteem ak ministre des sports digganteem ak ministre de l'élevage ki nga xam mooy Samba Ndiobène Ka taxawaay bu rafet bii nga xam ne def nañ ko fi muy loo xamante ni tubaarkàlla ñëpp rafetlu nañ ko amateurs yëpp rafetlu nañ ko trophées yëpp rafetlu nañ ko ngeen dégg kàddu yu rafet yi nga xam ne ministre bi wax na ko ci sant ak gërëm digganteem ak propriétaires yi digganteem ak entraîneurs yi ak jockey yi yërmande ji nga xam ne am na ko nga xam ne lépp dina ko jël dagaan ko son excellence monsieur le président de la république du Sénégal di Alhaji Macky Sall muy kaddu yoo xam ne kaddu gor la kaddu garmi la waaye kaddu yu rafet la Babacar Mar xam naa ni incha allah rabbi fii rek lañ leen di tàggoo ba beneen dimanche ñu indil leen leneen ci fi xew ci wàllu course ndax course nag yi fi dafa yaatu fas société bi mu làmboo moom moo yaatu li xew ci diggante fas tubarkàlla ak diggante nit ñi mu yàgg lool gis ngeen Papis Niang Mballo teraanga ji mu jël defal ko ki nga xam mooy ministre de l'élevage may ko fas ñu ñëw foofu ci écurie Bac Diop Ibra Degen Tanor Omar Ba Junior jël naaru góor tubaarkàlla may ko ministre des sports muy loo xam ne lu rafet la ci diggante njiit ki yor njiitum réew ak propriétaire yàgg na ci seen diggante muy lu rafet loo xam ne àddina bi yëpp rafetlu nañ ko jërë ngeen jëf Papis Niang Mballo ñoxor ku ma mbaar ngoone da nga ko donn waaye jërëjëf Omar Ba Junior yëpp ngoone ba domal leen lii da nga ko donn ñu kontaan ci nag Mbaye Diène Mbaye mi nga xam mooy jëli fas yi Europe di ko indi fii Sénégal ministre bi tubaarkàlla rafetlu loolu wax na ci wax yu yaatu président Cheikh Diagne Niang tubaarkàlla ci taxawaay ba ca Pastef ga ca fulla ja ca ngor ga ca jom ga ak bëggam lu baax tubaarkàlla def ci jëfin goo xam ne tubaarkàlla jéggi na dayoo ñu ñaanal ko moom it yàlla dëgëral ko waaye yàlla guddal fanam moom président Cheikh Diagne Niang ak képp koo xam ne rek yaa ngi ci comité bi di ci liggéey bu am solo waaye Babacar Mar foofu rek la leen di tàggoo ba dimanche incha allah rabbi ñu jox leen leneen fii ci seen émission jaabal jërë ngeen jëf